ñu ñëw ci deuxième pàccu débat bi muy violence électorale. Malal nga bokk ci kuje politique bi doon koo xamante ni mouvance présidentielle la bokk te bu ñuy wax dañuy wax mouvance présidentielle wax opposition ñuy dem ci élection locale ñu commencé nemmeeku ay dóorante jaasi muy violence boo xamante ni kilifa diine yi dem nañu ba commencé yëkkati seen kàddu ci mbir mi ndax jàpp nga ni ki loolu bu fekkente ni mën naa fal nit ci élection locale violence ndax mën nga jàpp ni wala bokk violence mën naa fal nit ci li nga xamante ne mooy boppu mairie municipalité. dag may ma félicité suñu kilifa yi taxawaloon kuréel googu pour ñu signer ay charte non violence ci élection locale yi mu nekk lu rafet. QDIS mais di ñaawlu ma gis yenn ci candidats yi ne ñun duñ ko signer. ne serait-ce que soo koy signer sax ñu ne damay woote jàmm naa ko signer même boo ko gëmul sax mais bu ko bañee signer. non mais man la tamit doo gëmul noo ko mën a signer. bon loolu day wane ni kooku ni ko bëgg violence am na ñoo xam ne bu ñu sañoon élection du am parce que yaakaaruñ ci ndam. ñoom ñan la. mooy opposition bi. ñan muy waa wattu sa bopp xaw ma. ak waa yeewi sa yeewi sa. waa wàllu ñun. waa yeewi ak waa wattu ñooñu mais attends élection boo ci amee yaakaar da nga koy bëgg a def ci jàmm ak daal ñu yegsi ci nga dem gañe ko mais boo ci amul yaakaar da nga koy bëgg a def ci fitna coow di am violence di am mais fan nga gis benn candidat wu Benno Bokk Yaakaar di yëkkati benn discours bu violent wala bu insolent wala di ko jëmal ci benn naataangoom candidat doo ko gis doo ma indil benn vidéo ci discours doo ma indil benn acte boo xam ne benn ci coalition Benno Bokk Yaakaar dañ koy def di ko jëmale ci ñi nga xam ne mooy opposition bi amul. mais au contraire da ngay yeewu chaque jour nga dégg benn candidat ci opposition bi di indi baat bu ñaaw di ko jagleel ci ay candidat Benno Bokk Yaakaar te duñ ko mën a justifier di sos di wax ni dañoo jël alal réew mi ci nangam ci loo xam ne. alal réew moom jeexal ngeen ko ci élection yi loolu mooy di violence. wala sax nga di ay tuuma yoo xam ne mënoo ko justifier fenn bu la ci wowoon ci yoon mënoo ko mandargaal loolu mooy di violence. beneen bi mooy ñun par exemple dañu am programme dañu atalul violence xam luñu tal suñu programme yaatu boo xam ne benn minute. benn heure benn jour. amuñu ko. may ko am na droit de réponse. amuñu benn jour wala benn minute wala benn heure boo xam ne amuñu ko pour dem leneen lu saafaanoo dem ci askan wi leeral leen suñu programme ci loo xam ne ay continuité ci lu ñu commencé ci juróom-ñaari at ci war ko yëggali ci ay communes d'arrondissement kooku boo amul jot bi ci programme bi nga yor nga xam ko defe naa doo am jotu violence ñoom nag seeni programme ay copie collé la taf yëngal dugg fii xaste saaga nit ci réseaux sociaux yi ko am programme doo am jot boobu. Mafal position Malal gis nga ko vous a indexé yenn waaw violent non sañuñu sax indexé parce que boo déggee Malal day wax di sànni quoi wax di sànni il dit opposition. non mais si que ne leen nommément. waaw non moom laay ñëw non tontu du forox. xam nga lorsqu'on parle de violence au Sénégal xëy na bon il est plus jeune que moi mais tey boo jëlee Benno Bokk Yaakaar coalition bi ñu nekk ombilicalement constitutivement coalition de violence ci nag j'en viens constitué du parti socialiste muy PS ak que leen jiite muy président Macky Sall ñaari actions yi laay jël pour war leen pourquoi ils sont violents balaa muy ñëw ci élection yi kan moo ci dégg wallu ci affaire violence moo tax mooy day wax rek di sànni gis nga coalition boobu ñu nekk parti socialiste moo gën a violent Sénégal bi Sénégal tàmbalee ba tey pour histoire Ablaye Wade bu mu créé parti démocratique sénégalais 2 ans après il a été victime d'attentats de guet-apens à Joal de Maka Koulibantang ak Ndanda ak feneen xanaa kooku da ngeen koo fàtte loolu violence daf ko weesu parti boobu nga xamante ne tey ñoo ànd ak yéen uuf leen nekk seen ndey seen bàjjan di leen dicter lu ngeen di def Ablaye Wade moo gagné élection en 1988 avant ñuy proclamer résultat yi mu dem jàpp ko ak tous les ténors tëj ci kaso bi parti boobu moom moo créé les tontons Macoute tey kenn ku ko doon jiite mi ngi nekk un vice-président de l'Assemblée nationale ak les témoins yi nga xamante ne tey ñoo diriger institution yooyu ñoom ñoo doon dérouler culture violence boobu au niveau de ces partis ba 2000 jot ñun ñooy parti bi gën a victime de violence au Sénégal din ko xeex pendant plus de 30 ans léegi nag boo ñëwee tey li xew nii sànq dama la woon ñaari axe yooyu moo ko def y compris son président kan moo voté sans carte
d'électeurs sans carte d'identité à Fatick attaqué bureau de vote yi ne par force kooku mentalité violence la mais du ma sori fenn rek laay terminer événement mars. ñu ñëw ci élection. moo loolu lay ñëw link boobu événement mars rek laay terminer bii passé pour wan ne violence bi lan ngeen gis des marrons du feu ñiy dóor ay xale yoo xam 17 ans la ñu am kurpeñ ñu daanu ñu dëgg seen kaw di leen dóor yor ay fital ànd ak les forces de l'ordre gisuñu ko Sénégal boobu nag la waa QDIS ñeneen waroon alerter dafa sax ñaaw pour démocratie Sénégal yéen a def loolu xoolal woy boobu du fay mukk Sénégal yéen a ko def yéen waa APR lu kenn mësul gis maanaam des milices privées ñu dugal ko ci biir manifestation am na su ne ñu ne sax yor nañ ay fital du dóor avec autant de morts en une seule journée autant de morts en une seule journée tey est-ce que tiré nañ le bilan kan mooy responsable dans tout ça ñu toog nëppal 9 mois après comme si le Sénégalais était complice. mais nee nañ non 9 mois après enquête boo nekk en cours. waaye mais enquête depuis 9 mois xoolal nit ku daanu bu doon grande démocratie benn nit daanu jour boobu dinañ kii mais les vidéos sont là gis ay nit ñuy tirer sol tenue xaw du ma ne ay force de l'ordre mun nañ nekk sax ñoo xamante seen i ñoñ la tirer si xale nii mu daanu. enquête 1 an affaire Sonko bi ñu ko bëggee régler lan lañ def di ko expédier ak affaire Khalifa Sall affaire Karim Wade ñii ils ne peuvent pas donner de leçons de morale pour affaire violence si li ñu jàngat at yu mujj yi. mais nag léegi loolu yëpp am déet s'il vous plaît yaa ne booy wax bu ma la coupé loolu yëpp am xeebuñu nag ñi intervenir waa QDIS ak ñeneen et cetera pourquoi moment boobu continuer contraindre ñi nga xam ne ñooy autoviolence c'est les seuls responsables waa Benno Bokk Yaakaar la seen coalition. lan nga jàpp ni moom la ñu war a def pour dem dans une élection. non ñun xam nga diñ siy nekk à l'aise. xam nga li tax waaw non xam nga non au-delà de signature ñun diñ siy nekk à l'aise est-ce que dégg nañ ñu si violence sànq bi nga naan wàllu ma ne ko non da ngay wax lu la neex est-ce que dégg nañ ñu si violence. si campagne démb rek am na démb. non dégguñu si démb maa ngi woon meeting ba diñ fa def démonstration de force extraordinaire ak le docteur Cheikh Dieng. démonstration non de force extraordinaire fu mu nekk nii moom la commune mais xam naa boobu. loolu nañ ci ñëw xoolal Pikine rëcc na leen mais xam naa boobu après la tout à l'heure am accès mais dama la bëgg a wax loolu ñuy wax ñun yëngaluñu mi ngi ne ñoom ñi ngi si leneen ñun ñoo def programme bàyyi bi ñu ñëw si nga won ma léegi sa programme nga won ma sa programme ak li si nekk mais loolu dinañ si ñëw débat problème dinañ si ñëw mais dama la wax ñun amuñu jot boobu xam nga lu ñu am ñun ñooy parti bi dàq résister Sénégal ñun ñoo résister depuis plus de 7 ans ñun avec l'affaire de Karim Wade seul tey xam nga lan lañ tal une conquête démocratique et non systématique du pouvoir gagner le maximum de collectivités locales préparer les législatives préparer présidentielles taluñu li ngeen di wax léegi nag violence bu ngeen ko tegee wéy ku ko jaay PDS nag di nga ko fi fekk da ngeen di fayu buñ leen doon. non déedéet xoolal la résistance à l'oppression on Ablaye Wade doon wax en 1980 ma nekk tout tànk bu ndaw mu ne na restez pas les bras croisés pour assister à un perpétuel coup de force kenn duñ jaay doole ñu nangu ko munul sax nekk xel xalaatu ko. ñun nag nekkuñu ci violence ñu ngi liggéey quoi. man li ma koy wax mooy man si signé nañ ko ñëpp gis nañ ko ñëpp gis nañ le président de la République signé na ko. recevoir na leen. waaye jox ko non da leen recevoir mais Macky di signé loolu sax image bu ñaaw la parce que il est non violent pour mu neex. man boo ma dégloo Macky warul sax signé loolu waru ko sax. xam nga ñun ak quelques secondes ñu jàll ci dernier point bi. juste dama koy wax rek ni le PDS amul benn leçon de morale bu ñuy jox ci affaire violence l'histoire de Talla Sylla ak yeneen fii lañu fekk du ma ci ñëw xam nga kii Marina li ma lay wax mooy ñun Pikine lañ dëkk. juddoo fa màggee fa suñu ay jabar juddoo fa màggee suñu ay doom juddoo fa màggee fa ñu xamante bu baax. ñu war fa yéene jàmm. waaw ñun jàmm ñu arrangé parce que ndam boo koy ut ci lu leer. da ngay ut jàmm ci lañ ne. ñoom ñi nga xam ne bu ñu dajee caravane sax ñu am yu ñu comporté woo. yéenu guy wala yéenu Dakar. xam nga débat bi aussi bu mu neex. ñun mais yow kii. non mënuñu indexé malal. Mafal déedéet xoolal. Mafal man coalition wala musul dégg ko. mais bu dee ñoom rek problème la. xam nga débat bi pour mu neex foog ñu bàyyi xel ñi ñu déglu. waaw mais xam nga nag ay nit ñu def mais boo nee ñoom rek yaa ngi ñuy teg loxo. loolu amul. mais man donte dégg naa li nga fi wax yëpp. histoire Talla Sylla ak yeneen ëpp naa nettali ndax fekk bi xale yi waruñu ko xam. lan moo fa amoon lan waxal nettali. régime président Wade. li ñu fi def mi ngi fi xam nañ ko. defu fi dara en matière de absolument rien. man maa la jiitu PDS man maa la gën a xam PDS. waay juum nga ne man ma fal yaa ma jiitu PDS. retire ça man juum nga. dama nga la Cheikh Dieng bi ngay àndal PDS dañu fekk 2001
transhumant la waaye. man du ma xoolal xam nga affaire Cheikh Dia waaw même ma développé nga ne yow Mafal yaa ko judd PDS. voilà boo génnoon léegi dem Pikine boo ko waxee. PDS mi ngi suñu ginnaaw PDS. tontu si liñ la wax. tu n'as pas d'argument mon cher. voilà kii xam nga man lan laa bëgg. dama bëgg suñu waxtaan élection locale la. voilà moo gën ngay def amalgame yi ngay def baaxul apaiser la situation. voilà li la wax tontu si violent vous êtes un parti violent. ku ci nekk gis nga tey population bi koo ci gis tey sa doom bu la tàggoo élection damay dem meeting wala damay dem nangam xam nga loo koy wax bul fa xeex bul fa xuloo boo seetloo xeex commencé na am sax dawal ñibbisi. loolu leer na te loolu moo ci am solo. loolu leer na politiciens yi la ñuy def. di inciter ay xale dem leen ngeen yàqali loolu ñoom ñoo koy def ba tey te def nañu ko récemment démb à Pikine. non démb dara amu fa loolu lay bañ. en parlant de Pikine démb démonstration de force moo la tiit. en parlant moo la jombal démb Pikine dafa toj comme ni ko xale yi di waxee. Mafal kan ngeen di mobiliser. waaw PDS kan ngeen di mobiliser. xoolal démb loolu jombal na la. xoolal dama bëgg ñu def débat loo xam ne mënu non mais nag boo defee contre vérité naan démb ay problème am problème Pikine démb. waa Pikine ñoo la gën a xam li ma lay wax. non xoolal kon vérité mais ñi seetaan xam nañ ni li ma leen di wax du contre vérité. démb lan moo am Pikine lan moo am place Sëñ Mansour absolument rien en terme de violence. c'est pas vrai tey rek Sëñ Mansour waxuma loolu de bul yàq. déet yow démb na foofoo aye woon. démb ña doon dem Pikine ca meeting ba day doon provoqué def ay violence. d'accord yéen a leen kar quelque part di leen sànni xeer. d'accord ñii xoolal acte yu ñaaw yooyu kar di sànni xeer ak ay jaas. jërëjëf di xoolal liggéey. yow gis nga c'est rétrograde. yéen su ngeen sañoon élection du am suba. parce que amul mais di leen di gagné di leen di gagné élection. yéen a ngi anticiper question bi yéen a ngi anticiper question bi. ci amul argument. voilà ñëwal rek xoolal. Dakar